alxames ñaar fukki fan ak juróom-ñett si tabaski atum ju nekk ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett sa gàddaay ga mbokk yi dalee nag jàmm ci xibaar yi marax gi li ci gën a fës ginnaaw kër gi nga xam te bi màbb na foofu ca diwaanu Médina 39 18 ba ñaari doomi aadama ñàkk seen bakkan delluwaat nañu fa bëri na ay kër yoo xamante ni bi wax nañu ne dañ ko war a màbbal ba léegi ay doomi aadama nga fa dëkk lan ma waral lu ni mel gëstu Pape Ibrahima Ndiaye si njëlbeenu xibaar yi. waaw Oxfam ak ñi nga xam ñoo di Africa Jom Center amal nañu ab ndaje boo xam ne ñu ngi ko duppee yóbbulu député ndaje loolee ak juróom-ñetti kuréelu politique yi nga xam ne ñu ngi daal di dagaan baatu askan wi ngir toogal leen si pencum ndawi réew mi daan nañ leen di jàngat seen i programme ak semb yi nga xam ne am nañu ko li ñu bëgg moo di taxawaay bu yees si pencum ndawi réew mi ak ay député yoo xamante ne bi dinañu fa toogal dëgg askan wi. gëstu bi ñu leen jagleel alxames gu jot jagleel ko li nga jëm si li nga xam ne moo di alam gi dinañu wutale fi nga xam ne moo di diwaanu Lendeng foofee ca diwaanu Tëngéej ca baykat yi ginnaaw nawet beeg ndox mu bëri mi nga xam te ne bi wàcc na ci biir réew mi bu borom kër yi jooy ndox mu nangu seen i kër ñoom baykat yi am nañ ci ngëneel bu baax a baax ndox mi tax nañu yaxanal lu bëree bëri ci seen wàllu mbay moomee Pape Ibrahima Ndiaye moo ñuy defal gëstu bi mbokk yi lii mooy li gën a fës si biir jotaayu xibaar ñees ki ñu def si faram fàcc. Médina rue 39 angle 18 foofee ab dalub kër moo fa mabbu démb ñaari doomi aadama ñàkk seen bakkan ni ki démb ni ngeen ko toppee si jataayu xibaar yi bañ fa xëyee delluwaat nañu fa gëstu bi li ko wund moo di kër yu mel noonu yi bëri na fa lool ay njaboot di fa way di dëkkee ñenn ñi ne ñàkk nañu pexe moo waral ñuy def lu ni mel donte xam nañu ne kaaraange yi saa su nekk amuñu ci dara ñi nga xam ne ñooy saytu kaaraange yi réew mi it def nañu ko xayma ngir kër yi ñu war a génn ak yi ñu war a daaneel waaye ba léegi furaas dal di xadden dal yaa ngay mujj di daanu Pape Ibrahima Ndiaye. mu doon ay màndarga di fësal ne kër gi dañ fi war a jële ñu fi ne daaneel ko waaye nag ba léegi muy wëy dalal ay nit ay buntam ibbeeku waaye nag taxul ñu nekk ci biir yey yàbbi ci li nga xam ne moo jëm ci situation kër gi li ni mel sax lañu fekk feneen ñii ngeen di seen ñu dëkk rue 39 angle 18 ci Médina ñoom it kër gu ñu dëkk yàqu-yàqu yi daf fi bari loolu mbir mi yitteel leen waaye nag bëgguñu ñu filmer ko te tamit ñoom ñëpp ànduñu ci situation kër gi ni mu demee. fii ku fi dugg da ngay daw wóorul. salaamaaleykum. salaamaaleykum. ñii dañoo ñëw maa ngi doon. waxuñu leen li nga wax yow ñii bu ñu fi ñëwee tam dëkkoo fi ba fi joxe explication la. fu soriwul dara sax foofit ñu seen fa mbind mi nga xam ne tax na ñu war a bàyyi bu baax kër gi xel waaye bañ fi yegsee nag ñu daal di ñuy dalal defal ñu visite boo xam ne tax na ñu xam risque yu fi ne. Mame Balla fii la juddoo fii la màggee ba mu déggee xibaar bi ne benn dal dafa daanu ci kaw ay nit ba faat fi ñaari doomu aadama njabootam la xalaat. man dama tiit franchement dama tiit naa trop ndax man dama jël sama téléphone woote xool est-ce que su nekkul suñu kër ndax fi laa dëkk yaroo fi xam naa li fi ne finalement bi ma wootee ñu ne ma du kër gi beneen kër la donc man psychose boobu dama koy dund. bu weesoo njaal kàddu jamono ji lu muy xaar mooy jëf. état bi ñëw jàpp si bu leen mënee dimbali ñu octroyer leen ay yeneen demeure yii ñu xool neneen nuñ koy def ainsi de suite ça serait mieux et puis ça va éviter daal yenn problème yi daal d'autant plus que gis ngeen mention mairie bi mu ci defoon pour destruction balcon bi ça pourrait parce que fii bu tawee benn affaire la. ay jëf yoo xam ne dina tax ñu daal di yamale fii ñi nga xam ne dañuy ñàkk seen bakkan fii ci Médina ndax kër yu bon loolu yemboo ko ñu nekk ci nakar bu metti askan wi yëpp bokk ak tiis mi ci ñu mu dal.
Pape Ibrahima Ndiaye ñu des ci mbir moomee ak sous-préfet bu Ndakaaru Djibi Diallo li mu xamle moo di ñi ñu war a joxañ baaraamu tuuma dëgg mooy borom kër yi nga xamante ni bi wax nañ leen seen kër yoo war nañ koo toj te tojuñu ko ba léegi askan wi cay dëkk it yombaluñ leen benn yoon liggéey bi ndax ñoom bu ñu demee sax ba bëgg a def lu ni mel ñoom si askan wi ñooy taxaw temm ne loole du fa dal ndax du ñu génn yooyu les kër ay kàddoom ñu teewlu ko si jokkoom ak i rajo. dama ne kër gu am seen tey mu ngi waaj a daanu borom kër gi moo am pour daaneel këram parce que moom moo ko tabaxoon bu ko mënul mën a dem am contrat ak mairie bi jàppale ko bu paree mu xool naka la rembourser mairie mais li am tey bi am tey ñoom amuñu moyen pour daaneel kër yi mairie yi tamit tey amuñu outils yoo xam si ne ñoo leen permettre ñu daaneel kër yooyu de telle sorte que ñun lu ñu mën a def mooy recenser kër yooyu joxe ay sommation pour ñu génn mais kër yi ngi gis ñu daanu yëpp amul kenn ku ñu joxul sommation mais difficulté bi ñu njëkk am d'abord mooy discipline sociale koo ci bëgg a génnee tey c'est la croix et la bannière man mii di wax yow tey dem naa plusieurs fois ñu may porter plainte tribunal parce que damay génne ay nit pour sauver seen bakkan ak seen i alal li ci tegu mooy bu discipline boobu weesoo il faut que tey ñu xoolaat texte yi pour que ñu xam que ne génnee nit ci këram par force budul tey problème sécurité bu ëpp seul tribunal moo ko mën a def man awma di ko génne par force parce que seulement dama ko war a génne moo tax ñu porté ma plainte troisième problème bi en fait par rapport ak loolu mooy maire yi mun nañu prévoir seen budget nu ñuy seet fexe ba jënd matériel boobu avec 200-300 millions maire bu nekk mën nga am tey pelle mën nga am pocolin mën nga am tey chargeur pour boo war a démolir nga démolir boo paree matériel boobu boo ko utilisé wul mën nga ko loué créé mu dugaloo la xaalis en même temps nga créé emploi. ki nga xamante ni bii xam-xam màcc na ci wàllum tabax di architecte Mbacke Niang li mu daal di jàngatee mbir yi moo di ni ñuy tabaxee ci Ndakaaru lu ci bëri jaaduwul te jaarul yoon gouvernement bi war see taxaw nag ngir saafara lu ni mel mu jàpp ne it kër yi nga xamante ni bii dañ leen a appal ba ñu jàpp ne waratuñ faa dëkk dañoo war taxaw tem it ngir ñu soppi ko xeeti tabaxin wu doy waar geek def lu la neex moom la gën a naqarlu moo nekkoon nganu Alaaji Malick Cissé si Kenn Askan ñu teewlu ko. dafa laaj enquête complet te wóor na daaw bi fi amee président de la République jëloon na benn mesure ba service yëpp defoon nañu réunion ma yaakaar ne bi ñu defee réunion am nañ conclusion yu wóor yu ñu wax ak expertise dama yaakaar ne waroon nañu am un budget des moyens d'intervention nag mooy ñun architectes yi aussi war nañu jàng li ñu woowee réhabilitation dañu nekk rek ñun architectes yi ci nekk lu bees lu neuf lu bees mais nag war nañu jàng def réhabilitation du bâtiment ancien. Très bien. Parce que on a des bâtiments menacés en ruine mais bâtiment menacé en ruine mën nañ ko def entretien. Et puis aussi bâtiment yi identifié war a dem ci affaire ruine ñi def panneau de signalisation war ñu peinture ko peinture bu rouge képp ku fa jaar xam ne lii bâtiment menacé en ruine la. En ce moment là passant bi moytu ko ñi fa dëkk moytu ko ba ñëpp xam ne lii baaxul bu yàggee ñi fa dëkk dañ génn ñooñu bu ñu génnee aussi ñu dimbali leen jàppale leen pour que ñoom it bu ñu am fu ñu dëkk parce que kenn mënul ay citoyens lañu am nañu droit aussi pour ñu mën leen jàppale. Professionnels yi ñoom c'est obligatoire ñu assurer architecte yi war assurer ingénieur li obligatoire bi mooy borom kër gi dafa war a assurer këram mais nag yeneen saa yi daf koy assurer bi ñu koy tabax. mais bu ñuy def exploitation bi daf koy bàyyi ak locataire bi or locataire buy assuré mënul assurer bâtiment bi day assurer son mobilier wala mu assurer moom dundam mais mënul assurer bâtiment bi mais nag borom kër gi war na am assurance tout le temps ci bâtiment kooku la ñu war a rendre obligatoire premier pas mooy loolu professionnels yi sont assurés mais borom kër gi war na assurer locataire boo fa nekk war na assurer son mobilier ak dundam quoi. kon assurance am na ci solo ba état war na seet la fan lay commencer pour rendre obligatoire l'assurance des bâtiments ni ñu amee assurance ci automobile ñeent fukki fan waaye sax lu ko pour ginnaaw bi ñu daal di faatoo si ay jàppante yu amoon diggante takk der ak ay ñaxtukat fukki fan ak juróom-ñaar néew Idriss Goudiaby ak Alexis Abdallah Diatta daan nañ koy jëbal njaboot gi jox nañu ndigal ak kayit yu war ne it ne waras na leen mën a daal di denc ak li waral ñu daal leen ni ñu faatu loole nekk na loo xamante ni bi njaboot gi doon nañ ko xaar nee nañu nag bëgg nañ ci loolu buñ sukkandikoo si ki nga xam ne moo yor seen layoo di maître Amadou Diallo ay kàddoom ñu teewlu ko ak Assane Ba. Alexis Abdoulaye Diatta te donc aujourd'hui famille bi jot na ay kayitam pour mën a suul ci anam yu gën a rafete seen doom di gërëm de ce point de vue le procureur bu mu bàyyee en ce qui concerne Idrissa Goudiaby troisième expertise bi loolu quand même soulagé na famille bi mais taxul mu affecté seen détermination pour xeex afin de savoir pour xam kan moo waral deewu seen doom yi aussi bien pour Idrissa Goudiaby que pour
Alexis Diatta donc nañ ciy taxaw tem ñoom famille bi avocat yi ñu jël mais aussi Amnesty International dafa leen di gunge parce que Sénégal lu ñu seetlu dossier yu mel nii dañ koy jël commencer enquête après dugal ko ci tiroir yi bi yoon nag kenn lu ko nangu dañ ciy taxaw et aussi ñuy ñaan procédure bi mu gaaw parce que am na ay éléments yu tax ñu permettre ñu xam kan moo def yu mel nii. ñu ngi jëm ci élection palum ndawi réew mi ñi nga xamante ni bi ñoo bootu ci kuréel politique yi nga xam ne moo di convergence libérale ak démocratique bootu si Serigne Mbacké Ndiaye daan nañuy ñoom it yàbbi ci mbir yi li ñuy xaar ci député yi ñu war a fal moo di woote ay yoonal jëm si wàllum amnistie ñetti élection yi ñu fexe ba ñu koy defandoo ci benn jamono waaye tamit ñi nga xam ne ñoo di doomi réewum Sénégal yi nekk fii te tukkee ci sous-région bu ñu am nationalité loolee soxal na leen lool ay kàddu Serigne Mbacké Ndiaye ñu teewlu ko ak Amenel Gaspard Dione. moo tax assemblée bi ñëw dañ koy ñaan mu jël ñetti mesure bi nga xam ni moo ci jëkk moo ñu voté une loi d'amnistie wax nañ ko waxaat ko dañ koy baamtuwaat tey voté une loi d'amnistie pour Karim Wade Khalifa Sall ak ñu mel ni ñoom parce que une loi bu ñu koy voté du ñu tudd di nit dañu naan nangam ak nangam ku ko def jéggal nañu la. deuxième mesure bi ñu jàppale assemblée bi war na ko jël mooy am réew du dëkk ci ay élections mënoo chaque 18 mois mu am élection kenn amul jotu liggéey ndax campagne électorale kon nañu fexe ba boole élection législative présidentielle ak élection territoriale ñu def ko ci benn jamono même bu ñu ko deful benn jour mën nañ ko def benn période boo nga xam ni mu ngi mel ni kuy def élection présidentielle premier tour deuxième tour. troisième question bi ñuy xaar également la nouvelle assemblée mooy dafa bari ay sénégalais yoo nga xam ni bot di compter dafa am ci suñu biir parce que ki nga xam ni maamaati maamam Guinée la cosaana woon certes mais Sénégal la juddoo maamaatam juddu fi maamam juddoo fi ndeyam ak baayam juddoo fi moom mu juddoo fi amuñu droit di ko wax ni doo sénégalais nekk Sénégal ay lu ëpp téeméeri at seen njaboot nekk fi tey boo demee di wuti kayit ñu la noo sant nga ni Diallo ñu ne indi certificat nationalité noo sant Ba uti certificat nationalité noo sant Camara uti certificat nationalité te say maamaati maamaat dëkk fi jàpp nañ loolu assemblée war na ko fi jëlee ànd ci ak le président de la république. jox nañu yóbbal ñi nga xam ne ñoo war a toogal askan wi ca pencum ndawi réew mi ak su fam Africa Jom Center ab lël waxtaan woo xam ne dox na ci juróom-ñetti limka yi nga xamante ni bi ñooy dagaan baatu askan wi ku nekk am nañu la fa teewal waxtaan wi jëm nag ci doxalin wu yees woo xam ne moom la ñuy sàkku si ndawi réew mi foofee ca penc moom buñ fa daal di yeggee mën a taxawu askan wi dëgg loole doon nañ koy fës si ndajale ñu del si waat si Amadou Bari ak Moussa Fall. ab doxalin bu bees la ngir nag gën a ñoŋal nekk député yi ci assemblée nationale bi ci waxtu wi nga xam ne ñoo ngi jëmal ci élection pour fal leen ginnaaw Ndar Kolda Ndakaaru moo ci toftal fondateur kuréel bi Africa Jom Center di woote coppite ci biir assemblée nationale bi. sama député parti sama député président sama député coalition ñu nekk député yoo xam ne député askan la loolu am na solo li ci topp mooy. ñu daal di jël ñi nga xam ne ci suñu société bi ñoo gën a néew doole ñoom la ñuy fàtte muy jigéen ñi muy ndaw yi ñu teg leen ñuy waxtaan nan la ñuy def ba nga xam ni koom-koom bi nga xam ne moom la ñu am ñoom tamit ñu gis ci seen bopp ñu jot ci. lu nu mel nag pour mu am faw ñu boole ci askan wi ci bile ndaje délégation yi bàyyeekoo ci askan wi daal di yëgal seen mbébét. ñu teewal juróom-ñetti lis yi bokk ci jongante yi organisateurs yi di rafetlu dayo waxtaan yi. kaddu yi nga xam ne moom mooy kaddu askan bi jib ñu jàkkaarloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy wut assemblée nationale ñu jox leen yóbbal maanaam ñu jël sens ak signification dugal ko ci mandat ça c'est très important jël ay contenu def ko ci te tey dégg nañ ko. ci ponk yu fees ci bile ndaje organisateurs yi jàppandi question yi bokk nag ci waxtu wi yu gën a amal njëriñ réew mi. dégg nañ ko ci mbiru mbalit mi te ay xale yu ndaw ñooy wax mbiru mbalit mi nan la ñu mën a fexe ba nga xam ni mbalit mi dañu koy transformer presque mu nekk en or tey. waaw xam nga pétrole bi ak gaz bi day teg Sénégal foo xam ne ci niveau bu rëy bu màgg
dafay changer xar kanamam totalement ñu dem seet ñi nga xam ne am nañu pétrole ak gaz nan lañ def ba nga xam ne seen askan yëg nañ ko. ci lëkkaloo ak partenaire am yi Afrikajom Center fas yéene gunge député yi nag buñ faloo lum néew ci ñaari at yu ñu demal si. ñu des ak moom mi nga xamante ne bii moo di Alioune Tine bu Afrikajom Center ak li nga xam ne moo di jongante yi ñu daal di dëkkmal ba léegi ci dal gi nga xamante ne bii moom la ñëpp yi sàkku ginnaaw ay fitna yoo xam ne am na ci campagne bi ak laata campagne bi mu ne am na yaakaar ne jamonoy wote yi nga xam ne ñaari fan dox suñu diggante ak moom dinañu mën a am wote yu ànd ak dal ak jàmm ci réew mi am na ci yaakaar mu ne kàddu yooyu la dénk Amadou Bari. il faut ñu wax pouvoir bi bu fekkee ne perte na mu reconnaître que perte na bu fekkee ne opposition bi tamit perte na mu reconnaître que perte na parce que loolu tamit ak alternance yi ñu fi am na fi donc am naa yaakaar ni ku gagné dinañ wax ne diw moo gagné ñëpp reconnaître ko parce que quand même léegi en matière élection am nañ ci quand même mun nañu wóolu loolu parce que élection bi ñëpp koy surveiller y compris yéen donc sàcc bi dina metti lool ci élection yi donc am nañ yaakaar ni que vraiment bu fekkee ne résultat yi génn na ñi nga xam ne ñooy coalition yi nañ ko nangu mais nag dañuy jóg léegi am nañ ay xalaat ci école yi nga xam ne dafa am ndox am inondation état bi il faut que mu jóg pour que ñun ñi mën a dem voter ji te it ñu ne ñin ñi même bu tawee dem leen voter parce que ëllëg si biir bu ngeen ñëwee di jooy naan assemblée bi amul lii demul amul laaj ci yenn la parce que démocratie tamit peuple bi ñoo ko moom ñoom ñoo war a jóg fexe ba nga xam ne lu ñu bëgg ñu am ko ci ñi nga xam ne ñoom ay ndaw lañ rek suñu société bi li ñuy wax la représentation réduite de la société mooy assemblée nationale voilà ñoom il faut que représentation boobu mu am mu dëgër. kaaraange yi tuutànk yi rawatina ñi nga xamante ni bii dañoo nekk ci mbedd mi soxal na lool ay dëkk yu feccenti ko si dendu Afrique bootu ci programme bi nga xam ne moo di PAPEV boobule programme daal di taxaw temm ngir aar tuutànk yi nga xam ne seen loxo jotu seen ginnaaw wala boot ñu daal di néew doole nag daal nay jokkaloo lu toll si juróom-benni dëkk yi Afrique yoo xam ne daal nañuy loolu ci diwaanu Mbour ngir mën ci waxtaan nu mu gën a yaatu ba indi si saafara Mbour ñu fekk fa Mountaga Kane. projet bi ñu dippee projet d'appui à la protection des enfants victimes de violation des droits muy projet bi nga xamante ni day xeex yi yelleefu xale yi taxawal na ab lël boo xamante ni da ciy daal di tàggat képp ku yëngatu ci wàllu centre d'accueil yi muy bërëb yi nga xamante ni ca la ñuy dalale xale yi nekk ci mbedd yi lépp nag ngir ñu mën a jot seeni mébét. waaw waxtaan bi nag li ko sabab mooy dañoo war a taxawal dimbali nguur yi nañu fexee mën a jug pour mën a jàppale xale yi ci seen jafe-jafe yi ñuy am ci wàllu seen ak seen yelleef donc ñii di liggéey xale yi nag di leen di yor ci centre yi dafa baax ñu leen di tàggat parce que ñoom ñoo soxla tàggat boobu pour ñu mën a xam nan la ñu mën a téye xale yi ñoo mën a toog di mën a ñoom seen biir di weccoo xalaat donc fii nii ñu ngi fi toog ak ay nit ñi ñoo xam ne ñu ngi jógee fépp ci région yi nekk Sénégal yëpp. mbedd mi du place su xale ñoom ñi nga xamante ni dañoo yelloo yar gu baax. xale yi ci mbedd mi dafa nekk lu jaaduwul ci réew parce que xale comme ni ñu ko xamee nekkam ci mbedd lu doy waar la xale place am ci biir njabootam la ci biir askanam la ci biir communauté am la wala ci école am wala ci daara bu muy jàng alxuraan wala fu muy jàngee formation mais boo ko gisee xale yi nekk ci mbedd mi dañuy nekk la nga xam ne dafay freiner effort yi gouvernement bi def. mu ngi xamle ne ci Afrique lu toll ci fanweeri million ngi xale ñu ngi nekk ci mbedd yi. donc si suñu sukkandikoo ci xibaar yi tukkee ci partenaires yi daañu gis ne lu ëpp fanweeri million ci ay xale ci gone Afrique ñu ngi fanaan ci mbedd yi te buñ ko xoolee fii ci Afrique de l'Ouest dina ëpp fukki million nga xale ñu ngi nekk ci mbedd yi bu ñu gisee ne li ëpp ci askanu Afrique yépp ay ndaw lañu jot na sëkk nag ñu liggéey ba nga xamante ni daañu mën a fexe ba ndaw ñi lee suba ñu mën a téye Afrique ni mu waree. xibaar yi biti réew yi dañ koy doore ca réew Mali ginnaaw bi nga xam te ni nag ay cong daan na fay am ci àllarba ji dëppook
ñaar fukki fan nag juróom-ñaar ni ki démb ci ay gox yu feccantikoo ay takk der yoo xamante ni bi daan nañ leen fay daal di faat li nga xamante ni bi te am na fa ni kawteef ak ay civil yoo xam ne faatu nañ fa bëri na loolu nag mi ngi nekk loo xam ne am na foofe armée bu Mali daal di xamal lu ni mel ci ay gox yu feccantikoo rawatina fi nga xamante moo di bët gànnaarub réew ma ak fi nga xamante ne bi te moo di sowwu réew ma ak digg réew ma foofu yëpp am na ay cong ak frontière bu réew Mali ak réew Mauritanie communiqué officiel bi nag mi nga xam ne Mali daan nañ ñàkk lu toll ci fukk ak juróom ñoo xam ne ay góor lañ ñoo xamante ni bii daan nañu leen ci toolu xare boobee di ay takk der ñi nga xamante ni bii daan nañu fàtt nañu leen ci ñi nga xam ne ñoo def cong googee toll na ci juróom fukk. ñu wutali fi nga xamante ne bii moo di diwaanu Conakry Guinée ak ñi nga xamante ni bii ñoo di ñaxtukat yu FNDC yi. foofu ca Guinée Conakry ñi nga xamante ne bii ñoo bootu ci Front National pour la défense de la Constitution ñoom it wàccoon nañ ci mbedd mi woote waatub ñaxtu ginnaaw bi nga xamante ni bii daan nañ ko njëkkoon a amal nag li ñu daal di bëgg nag mooy xeex lépp loo xam ne mooy mën a indi ñetteelu mandat ci Alpha Condé loolu nekk na li nga xam ne daan nañ ko woote woon pour ñaxtub jàmm. waaye mujjewul jàmm ndax jànnoon nañoo ak ñi nga xam ne ñoo di takk der yi foofee jàppante gu fa doy waar. gëstu bi ñu jégleel alam bi éclair ñu daal di wëlbatiku jëm ci mbay mi tool yi ak jamonoy nawet ji nga xam ne moom la ñu daal di nekk ndox mi waame dund nañ ko ci yenn gox yi indi leen jafe-jafe waaye ngëneel la jural baykat yi der yi nekk ci diwaanu Lendeng foofu ci diwaanu Tëngéej ñu ngay gis seen bopp bu baax jamono ji ci mbay mi ndax ndox mi bari na lool te tooy Pape Ibrahima Ndiaye. day lakk. ci nasaraan dañuy faral di wax naan après la pluie c'est le beau temps waa ci moom ci gis-gisam su tawee ba noppi lu muy xalaat mooy naka la mën a def ngir jariñoo meññeef yi nga xam ne moo tukkee ci suuf si jamono ji mu jiite ñu yëngu ci wàllu maraîchage ci Lendeng nekk ci département bu Rufisque waaye taxul nag mu gën a téye li nga xam ne mooy suuf. taw bi nga xam ne dafa wàcc ci Ndakaaru am na lu mu leen indil bu baax ci seeni liggéey ndax nag day tax seen produit gën a jëm kanam. yéen a ko gisal seen bopp nii betterave ngi nii fi ma taxaw nii salade la si ginnaaw dama defoon contre saison muy kànja gele. ñu nekk ci jamonoy nawet ñoom nag ndox bi nga xam ne moo ciy tukkee tax seen production gën a yokk gën a dooleel seen liggéey. ndax bu ñu nee nawet mu ngi waaj a ñëw dañuy defar plan yëpp dañ koy tóoj mu jóg ci kaw utal ko ay canalisation ba nga xamante ni bu ndox mi ñëwee directement day ñëw daw ci canal yooyu dem yoonam bu sëbatee canal yi day aspirer ndox mi mu mën koo yóbbu boo toogee ba suba te tawul rek boo ñëwaatee mën nga see jaar nga jël sa béyukaay commencé béy. nawet bi dafa nekk lu am solo ci baykat yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Lendeng ndax nag ñu bari ci ñoom seen eau moo leen di jox ndox wala sax ñuy rootee fii nga xam ne bassin de rétention la waaye nag mu xaw a yàgg dëppawul sax ak li nga xam ne ñu bari ci ñoom lañ bëgg moo tax ñu jàpp ne war nañ ko xoolaat bu baax ngir ñu mën cee gis njariñ. ndoxu bassin de rétention bi jëm nañ ko utiliser mais jàllul ndax niñ ko war a creuser normalement ni mun war a xóote dafa xóotewul noonu ndox mi day ñëw rek di jàll di dem boo xoolee nag da nga xam ne lii bassin la mais niñ ko defaree moom moo baaxul loolu moo tax dañ ko utiliser 1 mois lay am rek mat na. génération bu yàgg bi wala bu bees bi ñoom ñëpp dañoo joxante loxo sekk li nga xam ne mooy liggéey bi fii ci Lendeng gannaaw bu mu defee ay at ci jàng li nga xam ne mooy digital wala marketing Abou Sow moom dafa bàyyi école ñëw fii ci Lendeng ci atum 2016 ngir nag tàmbali liggéey bi boobu ba léegi mu ci gis boppam waaye nag muy nakarlu jafe-jafe yu nar a yàq seeni activité surtout problème foncier bi ndax déjà problème foncier mooy problème majeur bu Sénégal te état bi déjà am na ci ay jéego yu mu ci def ñun daal li ñu bëggoon mooy mu gën ñu ko sécuriser ndax déjà am na ci ay prédateurs fonciers yoo xamante ne ñu ngi à côté ñoom liñ gis yëpp xooluñu
aspect environnemental xool ñu loolu ñoom liñ xool mooy nañ dagg fii def ko ay logement gars yi dëkk léegi boo daggee def ay logement gars yi dëkk te environnement bi teniroo ko en compte après foo jëm. waaye nekkul Abou Sow rek ndax nag ñu bari ci ñoom dañoo am tiit ak njàkkare nit ñi dañuy gën a yokk dëkkuwaay naka noppi dina saxal li nga xam ne mooy seen activité ak zone maraîchage bu Lendeng loolu tax ñuy woo état bu Sénégal mu gën a sécuriser li nga xam ne mooy seen liggéey gën leen dooleel ndax nag ay xëy yu bari ñoo ci ne. jaajëfal ko Pape Ibrahima Ndiaye ak nataal yu am solo yeeg gëstu bu am solo boobu rek naataanga tool yeeg nawet bi foofee la ñu yëkkatee jotaay bi la xibaar jaajëfal leen beneen jotaay 19h45 la doon si kàllaamay nasaraan ak Soxna Awa Diop Sène nees gis la total di wéy nekk Abdourahmane Li xibaar di wéy ci www.emedia.sn